إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Allah subhanahu wa ta'ala appartient toutes les louanges. Nous le louons infiniment et prions sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah. Craignons Allah et sachez que la crainte d'Allah est le meilleur intermédiaire et le meilleur moyen pour être sauvé, atteindre le degré de l'excellence. Chers frères et sœurs en l'islam, il est dans le Coran des versets qui devraient ébranler les cœurs. Des versets qui à eux seuls sont un miroir pour l'âme, une lumière pour le chemin et un rappel puissant pour celui qui réfléchit. Parmi eux, un verset qui mérite que l'on s'y attarde, que l'on médite profondément tant il porte en lui un sens immense, une sagesse redoutable et un avertissement solennel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 58, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne l'aient mérité, ceux-là se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ce verset est une lampe ardente contre l'injustice, contre la diffamation, contre les paroles malveillantes et les jugements hâtifs. Il appelle chaque musulman à mesurer ses propos, à veiller à sa langue, à craindre le tort qu'il pourrait causer à son frère ou à sa sœur sans fondement. Dans une société où la parole circule rapidement, où les rumeurs se répandent comme un feu dans une forêt sèche, ce verset vient mettre une barrière sacrée autour de l'honneur du croyant. Il nous rappelle que porter atteinte injustement à l'honneur d'un musulman ou d'une musulmane est un crime grave aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-isma mubina, un péché clair et manifeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi à ce propos dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous surenchez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne tournez pas le dos, et que nul ne vende sur la vente de son frère. Sachez, soyez aux serviteurs d'Allah et frères, le musulman et le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. Rapporté par Muslim. Chers musulmans, l'injustice a des conséquences néfastes ici-bas et dans l'au-delà. En effet, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Hurayra radiyallahu anhu, raconte qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, une telle femme prie la nuit, jeûne le jour, donne en aumône et accomplit de bonnes œuvres, mais elle nuit à ses voisins par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est des gens du feu, c'est-à-dire elle rentre en enfer. L'homme dit ensuite, et une telle femme n'accomplit que les prières obligatoires. Elle donne un peu en aumône, mais elle ne nuit à personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle fait partie des gens du paradis, rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Chers frères et sœurs en l'islam, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle avec force que les actes rituels ne suffisent pas à eux seuls pour atteindre le salut. Car tant que le croyant ne purifie pas son comportement envers les autres, tant qu'il continue à nuire, à médire, à blesser, il porte en lui un feu qui consume ses bonnes œuvres. Chers frères et sœurs en l'islam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu chez les Ayaman, il n'a pas tenu un long discours avec lui. Il lui a simplement dit, prends garde à l'invocation de celui qui subit une injustice, car il n'y a pas de barrière entre Allah, c'est-à-dire cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'injustice détruit tout, la relation avec les créatures, mais aussi la relation avec le Créateur. Et la douleur de la victime devient une arme spirituelle contre l'oppresseur. Regardons
autour de nous, ou mieux même encore, regardons-en nous-mêmes. Combien d'entre nous sont aujourd'hui accablés par des épreuves sans fin? Combien souffrent de maladies qui résistent à tout traitement? Combien voient leurs projets échouer les uns après les autres malgré leurs efforts, leurs diplômes, leurs prières et leurs invocations? Combien peinent à trouver une place dans la société, à s'insérer dans le monde professionnel, à vivre en paix dans un foyer? Est-ce que cela n'est-il pas seulement la cause de tout cela? Est-ce que ce n'est pas juste le résultat d'un tort que nous avons peut-être infligé à un serviteur d'Allah, à notre insu ou bien par négligence? Ces choses-là montent au ciel plus vite que nos invocations et peuvent être la cause de vos blocages, de nos échecs et de nos nuits sans repos. Chers frères et sœurs en l'islam, alors que nous entrons dans cette nouvelle année lunaire, c'est une occasion bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre pour purifier, pour faire une pause, pour regarder derrière nous, pour faire une rétrospection profonde de nos vies. Cette année qui s'achève est un chapitre qui se ferme dans le livre de notre existence, un chapitre fait de succès, mais aussi d'épreuves, d'erreurs et de manquements. Qu'avons-nous accompli pour notre foi? Qu'avons-nous accompli pour notre famille, pour nos frères, pour nos sœurs, pour la communauté tout entière? Avons-nous été justes dans nos paroles, droits dans nos actes, sincères dans nos intentions? Chers frères et sœurs en l'islam, la nouvelle année hégirienne est un appel à la purification. C'est le moment de corriger ce qui a été brisé, de demander pardon à ceux que nous avons pu blesser et de renouveler notre engagement à être des musulmans authentiques qui honorent Allah subhanahu wa ta'ala en honorant leurs frères. Souvenons-nous que chaque jour qui passe nous rapproche du jour où nous devrons rendre compte de chaque parole, de chaque geste, de chaque injustice, même celle qui nous semblait anodine. Profitons donc de cette nouvelle année pour refaire surface, pour redresser notre boussole et pour marcher droit vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, de nous compter parmi ses bons serviteurs. Yaghfirullahu lana wa lakum. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلوات الرحمن وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد mbokk ci yàlla ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal jàmm xéewal yàlla bu mu dañ di sotteeku ca kawam moom ak ay saxaabaam ak waa këram ak képp ku tënku ca yoonam ba keroog saa di taxaw bokkum juliti ñu ngi leen di dénk suñu bopp ragal yàlla ci def ay ndigleem ak wattandiku ay tereem mbokk yi bu ñuy setantal téere yàlla bii di alquranul karim di nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yónni ngir ñu jubee ci ngir ñu tënkoo ci yoonam bu jub wi buñ koy jàng ak di ko setantal dañ koy fekk ab laaye joo xamante ne ju mat a bàyyi xel laaye joo xamante ne léeg-léeg ñu jàng ko rek romb ko muy ab verset bu simple waaye boo ko rombee daanaka mën nga koo ñàkk bàyyi xel te fekk ne la ci suñu borom subhanahu wa taala di wax benn julit waru koo réere ndax wax ju dëggu la wax ju rëy la wax ju màgg la waaye wax ju ñu war a bàyyi xel la suñu borom subhanahu wa taala ca suratul ahzab boo demee ca laaya numéro 58 suñu borom subhanahu wa taala moo nga naan walladina yu'duna almuminina walmuminati bi gayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina suñu borom subhanahu wa taala di wax ne ñi nga xam ne ñoom da dañuy lor jullit yu góor yi waaye tamit di lor jullit yu jigéen yi moo xam ci seen làmmiñ la wala xam ci ay jëf la moo xam ci lu mu manti doon waaye daal ñu ngi jël ab lor di ko jox wala di ko jëmale seen mbokk jullit boo xamante ne xëy na sax bi gayri maktasabu deful dara xamul sax li mu def waaye ñu ngi koy loraange goo xamante ne teguñ ko fenn suñu borom subhanahu wa taala ne ñooñu nga xam ne ñooy def jëf jooju ñooñ danañ yëg ne ñaari mbir yi jëmale naa ko seen kaw mooy faqad ihtamalu buhtaanan li ñuy def noonu lu bon la lu yées la loo xamante ne ñaawlu naa ko man seen borom waaye nañ yëg ne am nañ ci tamit ismam mubiinan bakkar wu màgg rëy gu màgg goo xamante dina tax ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dikkee dinaa leen mbugal ci saw sawara si mbokk yi laay ji buñ ko dégloo aw tiitaange gu mag la war a jur ci suñu xol yëg ne ndeke jullit bi lu muy góorgóorlu ak jaamu yàllam lu ñuy màgg fekk ne la ko wër mooy ay tooñaange yoo xamante ne da koy jël di ko jëmale ci ay mbokk jullitam ne yëg ne jaamu yàlla yooyu muy defal yàlla subhanahu wa taala du am benn njariñ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
dafa feelu kàddu gi. Benn bis dafa toog ak saxaaba yi ci biir jàkka ji ne leen waaw yéen mbaa xam ngeen kan mooy al muflis, mbaa xam ngeen kan mooy ki perte, ki nga xam ne léppam perte la, dafa investiroon waaye investissement am lépp perte la. saxaaba yi ne ko ñun kat ki perte ci ñun de mooy koo xamante ne dafa investiroon ci benn projet bëggoon commerce wala bëggoon def dara waaye amul retour d'investissement, maanaam gañewul dara, mu perte la mu dugaloon jotaate ko. kooku daal lañ xam ci ko perte. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen déedéet, kooku perte ndax kooku pertam lépp fii ci àdduna bi la yem. waaye ki perte dëgg mooy ki nga xam ne dikk na yowmal qiyaam ak ay julli yu ñu nangu, doon na jullil suñu borom ba yàlla nangu julli yi. dikk na ak ay koor yoo xamante ne yàlla subhanahu wa taala nangu na ko. dikk na ak ay jaamu yàlla yu bari yoo xamante ne suñu borom nangu na ko. waaye nag tooñoon na diw, saaga woon na diw, xasoon na diw, jëwoon na diw, rambaajoon na diw, defoon na nangam ak nangam ci ay ñaawteef. kooka kat day bu dikkee yowmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñi nga xam ne ñoom la doon tooñ ñooñ dañuy dikk ci kanamu suñu borom ne kii daf ñoo defoon nangam ak nangam. suñu borom ne comme que bés bii day du bés boo xamante ne alal ak koom newu fi, kon dañuy jël ci tiyaabaam yi di fay ñi nga xam ne ñoom la doon tooñ. bu ko defee nit ñi di ñëw ñu leen di jox, ñuy jël ci tiyaabay julli yeeg jaamu yàlla yooyu mu doon def di ko jël di ko fay ñi nga xam ne ñoom la doon tooñ ba du deseeti dara. nee na te fekk nit ñi nga xam ne ñoom la doon tooñ jeexaguñ. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne suñu borom day wax ne jël leen moom ci ñoom ci seeni bàkkaar ngeen sottil ba nga xam ne waajooju nga xam ne day guddi yëpp da ko daan julli, xëy na daan na woor, daan na ñëw ci jàkka ji, daan na def nangam ak nangam. kookar yonent bi alayhi wasallam ne day mujj suñu borom ne jël leen ko ngeen sànnil ma ko sawara. kon ñu gis ne ndeke jëf yi nga xam ne jaam bi mu ngi koy def digganteem ak boromam, bu fekkee ne nit ki boolewu ko ak sellal jëflanteem digganteem ak nit ñi, ndeke kat kooku ay jëfam du am benn njariñ, yàlla subhanahu wa taala du ko sax xool. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yéen jullit yi yéen laay waxal laa taxaasadu, bu leen di bañante, ndax loolu dafay mën a tax nit ki di tooñ mbokk jullitam. boo bañee nit rek léeg-léeg day mën a tax daanaka ngay wax kaddu yu ñaaw jëmale ko ci moom. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne laa taxaasadu, bu leen di bañante waay. mu ne waaye tamit bu leen di yëjjuwante, ndax nit ki boo ko jéemee espionné nga xam ne tey lu tasaaroo la ci kaw suuf, nga xam ne nit ñi yàkkamti nañ rek am lu fiy xew wala ñu xam benn secret nit ba gaaw jël ko, moo xam dañ koy vidéo wala def ko nangam gaaw génne ko ca biti, nga xam ne daanaka kooku dañuy wuññi suturaam ci loo xam te ne bi ghayri maktasabu. loolu musiba la mbokk yi. moo tax yonent bi alayhi salaam ne la tanajashu, bu leen di yëjjuwante, di jéem a xool ku nekk ca la mu nekk, di bañ a suturaalante, loolu musiba la. mu ne waaye tamit wala tabaagadu, bu leen di bañante. nit ki boo ko bañee rek dafay yomb nga wax ci ñoom lu ñaaw, wala sax dafay yomb nga jëf-jëf ju ñaaw jëmale ko ci moom te fekk ne xëy na sax defu la dara. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xam leen ne julli tey mbokkam, kon nag bi hasbi imri'in mina sharr sax ay yaxqira axaahul muslim. mu ne doy na sëkk ñu ne nit ki kat ku bon la, mooy nit koo xam te ne dafa bañ nit, dafa bañ mbokku jullitam, nga xeeb ko, xeeb sa mbokku jullit. yoon sansam neen loolu melokaan la joo xam te ku mu ne ci yow melokaan wu ñaaw mu ngi ci yow. kon jullit sax du bañ wala boog muy xeeb mbokku jullitam. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen xam leen ne jullit du tooñ mbokku jullitam. mbokk yi, tooñaange lu rëy la, lu màgg la, ba tax na jullit bi da ko war a wattandiku kéem kattanam, ndax li muy jur ci dundu nit ki fii ci àdduna lu grave la, waaye buy xool sax yawmal qiyaam itam lu rëy lay doon. yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis Abdullah Abi Hurayra mu ngi nettali, nee na kenn dafa ñëw fekk ko mu toog ci biir jàkka ji, mu ne ko yaa rasulallah, man day dafa am mbiru ñaari nit yu ma la bëgg a laaj. daf cee am kenn koo xamante ne day genn soxna su baax la goo xamante ne suñu dëkkandoo la, moom kat day bu fekkee guddi daanaka boo rombee sax buntu néegam da nga koy dégg mu jug ci guddi gi di julli. moom de bu fekkee ne julli juróom yi da koy respecté, bu dee wàllu azaka ak joxe sarax kenn dàq koo joxe, waaye nag lenn rek mooy jafe-jafe gi, mooy làmmiñ wu ñaaw la am jëme ko ci ay dëkkandoom. ñi nga xam ne ñoom la dëkkal muccuñ ci aw loram, moo xam lorub làmmiñ wala sax lorub jëf joo xamante ne da leen koy jëf. yonent bi alayhi salaam bi nga xamee ne waa ji laaj na ko kii ne ko waaw kii moom lan lañuy ay mbiram nu muy demee, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kooku nga may tuddal de nitu sawara la. kon nga gis ne yonent sallallahu alayhi wasallam xoolul jëf ju baax jamuy def ci digganteem ak boromam, waaye léeg jëf ju baax jooju da koo boole ak tooñ rek, tooñ nga daanaka yàq de lépp loo xamante ne doon na ko def. waa ji ne ko waaye am na geneen soxna sa joo xamante ne moom xamaluñ ko lu ne nag julli juróom rek lay julli, naafile moom xameeluñ ko ko, buy saraxe itam lu mu soxlawul dongu lay saraxe, maanaam daal jaamu yàlla yi la cay farata dongu lay def, waaye nag kenn du ko fekk fu muy tooñ wala fu muy jël akku jàmbur ci loo xamante ne du dëgg. kooka luy am mbiram yonent bi alayhi salaam ne ko kooku day ci nitu aljanna yi la bokk. kooku day ndeem téye na boppam, téye na wu làmmiñam, téye nag ak loram ba jëmale ko ci nit ñi,
kooko de ci nitu àjjana yi la bokk. mbokk yi bu ci dégloo xadis bi dañuy xam ne ndeke tooñ ak lu mu mën a àndal ci ay jëf yu baax amul njariñ. doonal imaamu jàkka ja, doonal ko gën a baax ci nit ñi, doonal ko gën a yéwén ci nit ñi, waaye bu fekkee ne nit ñi muccuñ ci saw lor, yëgal ne suñ borom subhanahu wa taala amaluloo ko solo, say jëf itam amul benn njariñ sa diggante ak sa borom. moo tax keroog bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi yónni kii di Muaz ibn Jabal nga xam ne ci soppeem yi la bokkoon. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kii may wax di Muaz ibn Jabal bokk na ci ñi nga xam ne yonente bi da leen a xool ci biir nit ñi ne ko Muaz inni uhibbuka fillah, Muaz man dama laa bëgg te yàlla rek tax. xam nga yow nga bëgg yonente bi wala yow nga bëgg yàlla, loolu rëy na rëyul, waaye yonente bi ñëw déclaré boppam ne yow diw dama laa bëgg, loolu dara gënu koo rëy. Muaz mi la ko waxoon, nekkoon xale wu ndaw. bi nga xamee ne ubbi nañ Yaman, waa Yemen soxla njiitu jullit bu fa ñëw di leen jàngal diine, yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la woo ba mu ñëw ne ko Muaz dama laa bëgg yónni nga dem fële ca Yaman ngir taxawal fa lislaam, ngir jàngal nit ñi, ngir yar leen. mu nekk lu rëy. keroog ndeysaan bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko yónni ba muy dem da koo gunge. Muaz yéeg ci war waaye yonent bi alayhi salaam téye laxaabu fas bi, ñu ànd di dem. yéen saasam di waxtaan ak moom bay wax sax ci biir naan ko Muaz ragal naa ne nag suñu gise gii mooy doon gise gi mujj sama diggante ak yow. ne ko Muaz maa ngi ragal ne booy dellu si waat dina fekk ma faatu, waaye Muaz amaana boo ñëwee di nga romb sama jàkka ji wala nga romb ci sama bàmmeel, waaye boo rombee ci sama bàmmeel Muaz bu ma fàttee ñaanal. te gis na yonent bi alayhi salaatu salaam daan sax sàkku ay ñaanu saxaabam. mu ne ko Muaz bul ma fàttee ñaanal. Muaz keroog di ko yonent bi alayhi salaatu salaam di ko yónni di ko gunge ci yoon wi, dem na ba ci yoon wi mu ne ko Muaz defal ndànk, lenn nag mooy loo xamante ne bëgg naa nga bàyyi ko xel fa nga jëm, donte yaay njiit ba, donte yaay yor la fa ne, donte nag lu baax rek nga yor, yaay imam bi, waaye mu ne ko ittaqi da'watul mazlum fa innahu baynahu laysa baynahu wa bayna allahi xijab. ne ko Muaz ragalal ñaanu ku ñu tooñ, maanaam ragalal tooñ nit ba ko jël aw ñaanam jëme ko sa kaw. ñaanal la fekk ne da nga koo tooñ, ñaan woowu yón saaslam ne dara doxul digganteem ak suñu borom, maanaam bu koy ñaan muy dal sa kaw. bari waan na mbokk jullit yi koo xamante ne tey jii mu ngi dund jafe-jafe yu métti ci dundam, fekk ne wallaay xëy na dafa tooñ kenn koo xamante ne kooka mer googu daanaka moo fendeegul ba tax yàlla di ko teg natt yi koy dal. moo xam léeg-léeg mu ci wutum liggéey ba tey mënu koo am, wala lu mu dugg ci ay projet yàlla subhanahu wa taala di ko nax say, wala sax feebar woo xamante ne mu ngi koy dund, feebar bi tële wér, dem na fu nekk ngir saafaraw, loolu mënta saafaraw, wala sax léeg-léeg mu nekk loo xamante ne naq koy dund te mënta fen di mukk, te ëllëg yowmal xiyaam bu dikkee suñu borom dina jëflante ak moom ci tooñ googu. moo tax mbokk yi kenn ku nekk si ñun war na xoolaat boppam, xool ndax amul ay tooñaange yoo xamante ne jëmale na ko diggante moom ak jullit yi. bu fekkee am na mu fexe gaaw denca loola, mu fexe gaaw baalu leen ak, ndax tooñaange mbokk du yem rek ci ayub yowmal xiyaam, waaye fii ci àdduna da ngay dund di ko gis. ay yenn taxawaay yoo xamante ne yenn borom yi xam-xam ñoo ko nettali, am na ci sax boo xamante ne ki mu dal moo ko nettali, di borom xam-xam bu mag ci alamul islamiya nga xam ne daanaka ñëpp xam nañ, di al imam Khalid Rashid di borom xam bu mag. nee na lu jiitu moom buy nekk ci yoonu njub, nee na li daan ànd ak ay mbokkam ak ay xaritam ñu daan faral di wër rek di tooñ. nee na benn bis romb na benn silmaxa muy jéggi tëli bi, amul kenn ko jàppale. nee na ñoom dañ doon àndee noonu di kaañoo, ñu ñëw téye bant bi xëy silmaxa ay ree kaf jàppee ko daal li ñuy tuddee kaañoo, daal di koy sànni bant bi nag romb dem. tooñ googu bàyyi wuñ ci xel sax, ndax ñoom xëy na lañ ca jublu woon mooy reetaan loo nit ñi. waaye nee na ma yegg si sama kër fekk sama soxna di waaj a mat, fekk dafa ëmboon ba waaj a mat. nee na ma gaawantu dugal ko ci oto bi yóbbu ci hôpital. nee na bi mu yegsee, nee na daanaka dafa yegsi rek ñu yóbbu ko directement urgence, daal di koy dimbali ngir mu mën a am doom. nee na docteur bi ne ma demal toog ci xaar kër ga, nee na bu soxna si amee rek dinaa la woo. nee na yàggul dara sama téléphone sonné, ñu ne ma sa soxna mucc na ci jàmm, ñëwal ci hôpital. nee na bi ma yegsee ngir dem xooli soxna si ak xale bi, nee na docteur bi ne ma jaaral ci sama bureau d'abord ma am lu ma la expliquer balaa ngaa yegg fële. nee na ma ne ah waaw li lu ko fi jar, waaye nee na ma wuyu ji ko rek. nee na bi mu yegsee ma ñëw dugg si ci bureau ki nga xam ne mooy docteur bi, mu ne ma ah sa doom de judd na ci jàmm, waaye nag indiwul ay tànk yu muy doxee, indiwul itam ay bët, maanaam silmaxa la. nee na ma daal di sëgg. boo continuer sax histoire bi da nga gis ne lii moo tax moom mu tuub digganteem ak boromam ba nekk tey borom xam bi mu doon. nee na ci laa jooy yu métti, ma xam ne la ma def sànq
silmaxa bale ci tëli ba moom rek la ma yàlla fayee fii. wallahi bari waan na yenn jafe-jafe yooyu dund nit nga def loo xamante ne waroo koo def tooñaange rek mooy li nga xam ne suñu borom mënu koo baale ci kaw suuf. adduna bi tey boo koy setante da ngay gis ne dafa jaxasoo adduna bi yépp a jaxasoo kenn xamatul ku ne fa nga ne lenn lu ci nekk kenn mënatu koo situer fekk dara waral coowil adduna ji lu dul ne ay tooñ ci kaw tooñ ndax tooñ bis bu defee ba siw ba tasaaroo ci kaw suuf kenn du xamati fu dëgg féetew ñëppay mujj dund fitna jooju mu nekk lu rëy loo xamante ne lu màgg la kon mbokk yi tooñ bi nga xam ne nit ki da koy def yemul rek ci ne bu ñëwee yowmal qiyaam nangam waaye léeg-léeg ci àdduna bii ngay dund da ngay gis ne suñu borom subhaanahu wa taala daf la fiy won yenn yoo xamante ne loola tooñaankee ko waral. moo tax benn bis yàggul dara sax ci at yële wees benn ci journaux yi nga xam ne fële ci Arabie Saoudite ñu ngi nettali benn situation boo xamante ne dafay wane ne tooñ baaxul te tooñ même bu ko nit ñi xamul yàlla dina la ko fay. benn waaye woo xamante ne xaaris la woon maanaam gardien prison la woon. nee na benn bis dañ koo tuumaaloon ne dafa rey nit ba ñu war koo rey moom war ko exécuter ndax ki rey bakkan moom kooka moom li ci charia mooy bu ko juge jotee ba ñu iqaamatul xujja gis ne dara jotu ko moo ko tey rey ko ñi nga xam ne ñooy famille wu ki ñu rey buñ ko baalul moom dañ koy rey dañ koy exécuter ñu war koo exécuter nag biñ ko waree exécuter ñëw ba dara desul lu dul rey ko mu ne leen may leen ma dafa may avo yu ma waroon yu ma bëgg a def balaa ñu maa rey mu ne leen wallahi kii ngeen may jiñ ne man maa ko rey reyu ma ko ndax dañ koo fekk benn waay woo xam te ne ab agresseur moo romb jam ko mu daanu deret ji di tuuru mu ñëw dimbali ko di ko dimbali téye paaka bi ñu ñëw gis ko paaka bi yëpp ñu ne ko yaa ko rey loolu ñëpp juge maanaam preuve yëpp wane ne moom moo ko rey ñu ne ko dañ lay rey mu ne leen kii ngeen dina noon maa ko rey wallahi reyu ma ko waaye nag rey naa keneen ku kenn mësta xam mu ne benn bis am na ci benn prisonnier boo xam ne dañ ko waroon exécuter fii man maa ko doon garder ma fexe ba rëcc maanaam ci sama coobare wala ci sama sàggan ci la rëccee ma ragal ne bu ñëwee di ko xool si gisuñ ko dañuy naan man complice la kon nag tam ñu jàpp ma indil ma jafe-jafe ma génn ci biti fekk ab dof buy dox xamul dara ma xëcc ko indi ko daal di wax ne kii la kenn xoolul kenn gisul dañuy sotti benn masque ci kawam daal di ñëw ñu rey ko waaye nee na bés bu yàlla sàkk maa ngi doon toog di xaar bés bu ma yàlla di fay jëf ju bon ji ma def moo tax mu ne rayuma kii waaye nag sama rayuk démb moom la ma suñu doon di fay fii mbokk yi xool ko dañ koy tudd di ko tudd exemple yu dul jeex adduna bi lépp lu la manti dal xoolaat yàlla subhanahu wa taala bu maandu la doo ko ñaan say aajo say problème mu bañ laa faale bu la faalewul rek xoolaatal sa bopp bu baax mbokkum jullit yi ñoo ngi dugg ci at wu bees tàq at woo xamante ne génn nañ ci aw at ci atub jullit bu ñu lem daal di ubbiwaat beneen fenêtre muy beneen at ñu war cee sante yàlla subhanahu wa taala nag ci may gim ñu may ñu dund ba fekkewaat at wu bees waaye at woowu bu dikkee tamit dafa jot jaam bi def benn bilan ndax ñun sax exercice bu ñuy def ci wàllu mbiru àdduna bu ñu demee ba fin d'année dañuy ne waaw baax na nag ñu def benn bilan projeté waat pour beneen at bi jullit bi tamit dundam noonu rek la war a dem la boo xamante ne war nañ xoolaat nan lañ meloon démb ak barki démb ñu fexewaat suñu diggante ak suñu borom ñu rattaxalaat ci góorgóorlu ci farata yi ci góorgóorlu ci jaamu yàlla yi ci góorgóorlu ci wattandiku yi tere suñu borom yi waaye nag ci góorgóorlu bu baax ci wattandiku tooñ ci xool ñi nga xam ne yow tooñoon nañ leen démb ak barki démb ñu baalu leen ak ñi nga xam ne sax xëy na tooñoon nañ leen te mënu ñoo jot ci ñoom ñu leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala ndax ki nga tooñ te mënoo koo baalu ak li la sharia digal mooy dee koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala loolu dina fomp tooñaange googu nga xam ne defoon nga ko képp koo xamante ne yëg nga ne aw ak doxoon na sa diggante ak sa moom nga jéggalu ko nga baalu ko waaye nag di góorgóorlu di wattandiku lépp loo xamante ne tooñ la ci sa dund di ko daw comme ni nga xamee nit ki noonu lay dawee feebar woo xamante ne buy wàllaate la lii mooy loo xamante ne ay taxawaay yoo xamante ne war na doonaat suñu taxawaay ci at yi ñëw waaye nekk tamit taxawaayu jullit ba keroog muy wuy ji borom bi subhanahu wa taala ñu ngi subhanahu wa taala mu nangu ñu suñu jaamu yàlla yàlla subhanahu wa taala boole ci jaamu yi nga xam ne dañ koy jaamu ba keroog ñu dajeeg moom mu gërëm ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله